bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sàkku ñaan ci suñu borom ñu fas yéene ko ubbi ci jàmm li ñu aadawoo ñu jàng fatiha falaxi ak naas ci salaatu ala nabi suñu borom ba defal ñu li ñu commencé woon ci bismillahi rahmaani rahim ñu eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin njaboot gi yëpp ànd jubale ko benn. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi alkarim sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi gërëm sunu boroom di ko sant ci ñoom nu may ñu fekke bis bii di fas yéene la nga xam ni axlu bayti gi mooy sanga yi nga xam ne ci dëkk bi confié woon nañu benn travail pour ce que ci lii ñu jëm ñu ànd ci ñun ñëpp ak dal boole force yëpp mu doon liggéey bi nga xam ni suñuy kilifa yi ñoo nu ko santoon ñu àndoon sa waa le comité des sages le chef de village élargi au chef de quartier ñëw ba ci ñi nga xam ne mooy les formations politiques ñëpp ñu booloo pour que Cambérène am benn liste consensuelle parce que élection locale la faw ñëpp ànd ci loolu nag bu ñu ci yàlla dimbalee ñu koy liggéey comité des sages liggéey ko di ko indil les religieux sanga yi ñu koy xool di ko sañtu man coordinateur rek laa ci woon lii at bii may wax samay mag ànd seeg suñuy rak ñun ñëpp ñoo ci bokk daje ànd seeg suñuy kilifa lii ku ko gis walla bu dul lii ñun kilifa la ñu am lu ñuy def lu ñuy wax ci kilifteef lañ koy teg mënuñu séq ci suñu tànk di def dara te du doon waxtaanu suñuy kilifa walla ñu am ci seeni aval walla ñu xam ni lii seeni bëgg-bëgg la ñu xar ci suñu tànk tubéy pour réaliser loolu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndaxte man sanga yaa ngi nii ñoo moom lépp ñoo bëgg lépp man nekkoon rek ki nga xam ni dama ci doon ñoo ma ko instruire pour que lii nga xam ni mooy Cambérène fi nu jëm ñu ànd ci dem ci benn kàddu dem ci àndandoo ko ensemble parce que mooy njëriñu dëkk bi élection municipale lañu wax muy élection locale pour defar dëkk bi defe naa ne kuy defar dëkk bi muy dëkku yonte yàlla Isa mu fondé que ñu wax 1914 jëm 15 ay doomam nekk walla ay sëtam toog jiitu sa loolu dama ni ak sant yàlla la sanga yi nag ñoo fas yéene incha allah mooy autorité religieuse bi nga xam ni moo fi mus a dox ñu fas yéene ko taxawal ko ci biir ak ci biti ñun ay doom lan bi seeni waajur yi bëggal ci la ñuy xëy suba ba ngoon lu nu bañ ñun ñaanuñu yàlla ñu seen nusa pour être bref mooy que ni ñu ngi invité ñi fi ñëw ñëpp mais nag pratiquement mooy di remercier les politiques parce que dañu bokk ci ay formation mais bi ñu gisee ni sanga yi ak dëkk bi bëgg nañ que pour cohésion sociale bi pour entente bi pour paix intérieure bi pour que ñoom ñëpp ñu dajale seen force travailler ensemble pour l'intérêt du village je veux dire de la commune ñoom ñëpp dañu bàyyi seeni position ci seen formation walla seen engagement au service des religieux et des coutumiers loolu tamit dañ leen ci féliciter ndaxte jiital nañ seen pas-pas ci diine ji jiital nañ seen ngëm-ngëm ak seen engagement ci dëkk bi doog a indi seen engagement politique loolu c'est à saluer je dis que ni loolu ci formation yëpp ñi nekk ci ñi jiitu ak ñi nekk ci opposition yi ñi d'accord ànd ci lépp pour l'intérêt du village dañ leen di gërëm di leen sant di leen wax ni lii ñu jiital muy dox ci kilifteef xam li say sa nga bëgg nga jiitu sa di ko def balaa sax ñu la koy sant
loolu sant yàlla la leneen li mooy fi nu jëm ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ko bokk nan si yàlla dimbali ba ka nga xam ni da nga nekk si dëkk bi fexeel ak lu la foo man taxaw nga xam ni fi dëkk bi jëm fi sa ngay jublu war nga faa mën a jublu il n'est jamais trop tard pour mieux faire je crois que ni war nañ jiital di bëgg-bëgg sanga yi bëgg-bëgg chefferie bi je veux dire le chef de village élargi au chef de quartier ak le comité des sages yi nga xam ni ñoo nekkoon tampon di dox di def tout le travail administratif pour que di ko indil sanga yi di ko xool di seet nu mu gën a rafetee di ko def ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal suñu xalifa suñu sang suñu pap yàlla na ko yàlla may fanu gudd bu ànd ak xéewal bu ànd ak wér ak wérle naal ak nësër gi mu am si diine maamam ji yàlla may ko ba mu réaliser ko te ñun ñëpp ñu fekk ko si gàttal daal maa ngi jéggalu xam naa ni dama ko manewul dan ma ko wax rek mais je préférais man mettre ñoom ñu doxal parce que dama nekk rek ka nga xam ni li ma si gën a ñor rek mooy axlu bayti Seydina Limaamu Laay ji di daje di wax te loolu moo fi musa am te loolu nag dinañ ko gën a renforcer te ñoom ormaa ngi dox ci seen biir ku ko xam ak ku ko xamul joxante cër bi macha allah te ñoom ils seront devant pour ce qui est de la gestion de la commune pendant et après kon daal ngeen baal ma ak salaam ngeen jéggal ma su fekkee ne am na ay dëng-dëng ki juum nga xam ni dama ko habité wul maa ngi gërëm sanga yi ñëpp a ngi fi ni ahlu bayti Seydina Limaamu Laay Cambérène ñëpp ci ànd parce que à l'unanimité lañ ko waxtaane loolu daal di gërëm chef de village élargi bu ma nee Cambérène amul séparation Cambérène 2 Cambérène extension benn Cambérène moo fi am kon daal maa ngi wax allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim di jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp. Je m'en vais vous lire la déclaration des autorités religieuses et coutumières de Cambérène. La commune de Cambérène, à l'instar de toutes les autres communes du Sénégal, vit à l'heure des préparatifs des prochaines élections municipales du 23 janvier 2022. Dans ce cadre, les autorités religieuses de la commune ont exprimé le souhait d'avoir une liste unique pour ces élections, vu le statut du village fondé par le vénéré Sidina Issa Rouhou Laye. À cet effet, toutes les forces vives de la commune de Cambérène ont été conviées à une rencontre le 22 septembre 2021 pour échanger sur les moyens à terme en œuvre pour atteindre cet objectif unitaire et salutaire pour la communauté. Cette rencontre a vu la participation des autorités religieuses, le chef de village, les imams, les délégués de quartier et notables, ainsi que les formations politiques et organisations citoyennes ci-après. Il y avait Benno Bokk Yaakaar, Taxawu Sénégal, Wallu Sénégal, Kaddu et MFO, Rewmi, Gëm Sa Bopp, CPJE et Suxali Cambérène. À l'issue de cette rencontre, tous les participants, particulièrement les organisations politiques, après consultation de leurs bases respectives, ont adhéré à la proposition de liste unique. La mise en œuvre de ce projet ambitieux a été confiée au comité des sages du village, dont je suis le coordonnateur, suite à différentes réunions tenues avec les organisations politiques et citoyennes. Un partage des 66 conseillers que devra compter la commune de Cambérène a été fait. Il faut noter qu'en plus des formations politiques, certaines compétences de la société civile de Cambérène seront cooptées sur la liste du conseil municipal. À la date butoir du 26 octobre 2021, toutes les organisations politiques ont déposé leur liste suivant la répartition du nombre de leurs conseillers, en précisant les titulaires et les suppléants pour la liste majoritaire et proportionnelle. La commission, sur la base d'une répartition scientifique, a élaboré la liste définitive unique à laquelle toutes les organisations, sans exception, ont adhéré. Le choix de la tête de liste et les différentes positions à occuper sur la liste ont été laissés à l'appréciation des autorités religieuses. À l'issue de leur concertation, M. Doun Pathé Meng, ici présent, a été retenu tête de liste.
En conséquence, M. Doun Patembeng dirige la liste consensuelle de la commune de Cambérène pour les élections municipales du 23 janvier 2022. Ont signé le représentant de la famille religieuse de Cambérène, Serigne Moustapha Thiaw, le chef de village, M. Issagna, qui est là, et moi-même, Dr Sibori Diop, coordonnateur du comité des sages. C'était ça la déclaration des autorités religieuses coutumières. Rahmani Rahim, barke Baye Laye, barke Baye Laye, barke Baye Laye. ñu ngi nuyu jullitu yàlla yëpp rawatina di ziyaare sunu xalifa Baye Doudou Laye yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. ginnaaw bi nu ko ziyaare bu baax ñu ngi feeñal sunu contentement bu baax a baax sunu mbégte ci ahlu bayti rasul décision bi nga xamante ni sunu borom dimbali na leen ci ba tey ji réussir nañu ko dajaloo nan bokk benn kàddu ngir loola seen maam bàyyi woon fi muy ak ndono te bàyyi fi ndono bu gën a riis bu dul bennoo ñu jël lépp dajale ko mu doon benn doxe ci genn kàddu fii ma taxaw ni di wax mooy résidence su xalifa général bi kon defe naa ni ndigal kenn dootu ko laam-laame résidence bii defe naa ni bu amul woon ndigal ci xalif bi dañu taxaw ci résidence bii di def déclaration mais la ñuy sant yàlla rek mooy ba yàlla jubalee njabootu Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam ba lii nga xamante ne ni moo gënoon a jafe dëkk bu ne bëggoon ko ñoom réussir nañu ko ñu ngi ñaanal itamit yeneen dëkk yëpp suñu borom defal leen loolu. ginnaaw loolu itamit ñu ngi kontaan ci Cambérène bu baax a baax gis nañu seen taxawaay ak seen jàppale lanu wuy si woon maam yi gis nañu ko. muy amana Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam mooy sëriñ bi wax na dégg nañ ko topp nañu ko ñu ngi bég ci loolu bu baax a baax te di ñaanal itam sëriñ Moustapha mi nga xamante ni sunu boroom tàgg boo gis dafay am jàppal diw ndax c'est la ko sunu borom jaarale kon nga xam ni mënoon nañ ni Moustapha mi diw ak diw ñoo ko mag waaye ahlu bayti doxewul noonu tey man mii gën a nekk ndaw nii tey bu fekkee ni la may jëf lu baax la wallahi xalif bi moo ko wax bu fekkee la may jëf lu baax la ma ni xalif bi moo ko wax bu dee la may wax lu baax la xalif bi moo ko wax bu dee la may jëf lu baax la xalif bi moo ko jëfe kër Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam noonu la mës a demee ndax fële ma toog ci jàmmalay yonent yàlla Isaa da bàyyi ngir mu tedd bi teg ma fa muy général bi am na lu bëri la nga xam ne maa ngi ko fay liggéey te musuma ñëw sukka sax ci sëriñ bi ni ko nàngam waaye benn baat la mu musoon a yare wax ma ko lépp luy lu baax boo ci nekkee maa nga ca maa la ko digal waaye lépp luy wuruj ak safaan boo ci nekkee xawma la dégguma la baat boobu mooy law ba tey jii tey kon sëriñ Moustapha ba mu ko jógee di ko dox laay maxtaar sunu borom defal na ko loola nga xamante ni man itam tàmbali woon naa ci bërëbu yonent yàlla Isaa bële doon ko liggéey tey xalifa fan la mujjee woo nañu kontaan wane ak mbégteem ci liggéey boobu nga xamante ne nii xam na ni moom rek lañ koy liggéeyal ndax nag kilifa amul lu dul ak njabootam ku jur doom da ngay ñaan yàlla mu jariñ la tey doomam yi jariñ nanu ko réccuwul lu mu doon jure ay doom laay maxtaar ndax doom lii la koy way jur di doye ci kaw suuf mooy nga dem ba say njaboot màgg la nga waroon dox ñu dem doxal la ka mooyow say doom màgg ba léegi yow ngay continuer di dox dañ naan yow barkeeloo sa dara barkeeloo waaye nit ku barkeelle njabootam day màgg la mu waroon a dox njabootam dem di ko doxal bu ñëwee sukk ci ay oomam jébbal ko dossier yëpp yàlla seede na ni yàlla xam na ni billaahi wallahi wa tallaahi dara ump ko ci jébbal nañ ko lépp luy mbooleem dossier gis na ko bég na ci kii nga xamante ni nag moom la sang sépp tànn ni moom mii am nañu yaakaar ci moom it te yaakaar lañu am ni war naa mën a doxal Cambérène gii bu Seydina Issa Rouhou Laye moom dégg na tur ba d'accord na ci comme ni nu ci d'accord waaye kan moo am fit ñun ñu sant Thiaw ba pare taxaw fii naan dañuy wor sunu baay loolu mën naa nekk mënul nekk laay maxtaar sunu baay Duudu Maxtaar ñu ngi koy ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér ay waxam la ñuy waxe ay jëfam la ñuy jëfe ndax xilaafaam gii benn kàddu la xilaafa genn kàddu nag lii moo koy wane tey jii xëy na sunu borom da kaa gën a dimbaliwaat ay doomam tomb fi nga xamante ne ni ñoom waxtaan nañu ci diggante bi ba dajaloo ngir mën a defar lépp bu doon benn kon mën naa ne ayam gii sunu borom daanaka sunu borom sur le plan la ko defal ñu ngi koy ñaanal sur le plan bii yàlla na ko jik laay maxtaar liggéey bi nga xamante ne sëriñ bu ne bëggoon nga gis sa xilaafa amoo ko woon moom mi tey mu am ka ay doomam yëpp jóg
taxaw ni dañuy defaraat delloowaat guum ca booy ba maam Seydina Issa Rouhou Laye benn kàddu la amoon booba lay wax mag ñëpp daal cee topp violence amu ci jàmm la ñu woote kaay lañu ànd defar Cambérène yonent Yàlla Issa defe naa ne lii moom mooy base u lépp amul ma Samba amul ma Demba képp ka nga xamante ni suñu borom defoon na ni yow sa xel nangoogul yëf yi ñu ngi lay ñaan laay dawal nga ñëw laay maxtaar ñu bokk liggéey bi mais boo ñëwlee itamit ñu ngi lay woo ba keroog bis ba ngay nangu daal di ñëw laay maxtaar ndax dëgg nag mooy jëkk te mooy mujj ñun ñi nga xamante ni ñun la suñu maam woote fii itam waaye mënoon nañ jékki-jékki rek daal di tëju wax benn wax rek ni décidé na nangam waaye defuñu ko kontaan naa ci ahlu bayti man mii di wax ak yéen ndax dañoo jëkk woo ñi nga xamante ni ñooy waa Cambérène ñooy ñi nga xamante ni parti politique yi fi ne dajale leen wax ak ñoom ba pare avant tout ñuy doog a def déclaré bi kon na seen maam doon def di waxtaan lu jiitu muy décider ñoom def nañu ko kon jaar nañ seen tànku maam ya jaar nañ seen tànku baay ya ñoom itam yàlla na leen yàlla mottali allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf